dootu daatu am mu jékki-jékki daal di yokk ba fi ñu toll nii xel yi ñi ngi naan est-ce que mbir mi dafa ñëwaat ak doole ñun nag gëm nañ ne li gën mooy tey ci mooy kenn mënul wax ne mbas mi yokk na yokk goo xam mooy law ndax soo gisee tey dana am téeméer ak lu topp beneen fan moo am juróom benn fukk wala juróom fukk moo tax na amagoo tendance boo xam ne bu dëgër la boo xam ne mën nga ci sukkandiku pour wax ne mbir mi dafa tar fi ñu toll ñi nga xam ne tamit ñi ngi ciy faatu yàlla def na da nga am na bis yoo xam ne dañ lay wax kenn faatuwu ci tey benn rek lañ wax démb xëy na waxoon nañ juróom benn donc nuruwul ak li nga xam ne moom comme dëkk yu mel ne Europe wala Amérique nga xam ne dafa tar lool ñun ca dëgg-dëgg yàlla musal na ci ba fi ñu toll nii ñi ngi sant yàlla demeewul noonu mooy am na waaye àggul benn tar bi donc dañu bëgg a dalal nit ñi wax leen ne li am solo mooy ku ne daal na continuer lim daan def mooy di takk masque foo toll ak di dandante bañ a joxante loxo te moytu dajaloo yu bari suñ ko defee incha allah mbir mi dana continuer di mel ni meloon mooy bañ a sonal Sénégal. yaa ngi wax léegi mbirum si xayma te yow tamit def nga enquête xayma nga ban enquête lu tax nga def enquête boobu ak lan moo si génn si enquête boobu. waaw xam nga ñun ñu ngi ñu tuddee bureau de prospective économique mooy ne ñun gouvernement bi même suñu ko waxul. ñun war nañ lépp lu ñu gis ne mën na indi. lu bett réew mi wala lu bees loo xam ne fooguñu ko woon ñun war nañ cee jéem a saytu pour mën a leeral ko gouvernement bi mais leeral ko également société bi yëpp parce que suñu liggéey ñëpp ñoo ci war a jot looloo tax ñu def xayma bi nag mooy juróom-ñetteelu xayma boo xam ne def nañ ko ci mbas mi nee naa la ñu ngi ciy def ay rapport ñu ngi ciy def ay analyse statistique waaye danañ def li ñuy wax enquête mooy da ngay dem woo nit ñi wala nga fekk leen fañ dëkk su fekkee conditions yi may na ko nga laaj leen lan lañ xalaat ci ni gouvernement bi di gérer mbas mi lan lañ xalaat ci mesures yi nga xam ne wax nañ ko ne nañuy takk masque wala ñu ne bu ñu dajalooti est-ce que ñoom loolu d'accord nañ ci wala nuñ ko gisee est-ce que tamit ñi ngi koy topp parce que mën nañ la wax takkal masque mais est-ce que nit ñaa ngi takk masque ak ban masque la ñuy sol donc loolu yëpp def nañ ci xayma te nee naa la bii mooy juróom-ñetteel bii biñ ko defee li mu wone mooy ne nit ñi futteekuwaat nañ tàmbaliwaat nañ di tollu masque di sol masque ak di dandante ndax ba demee bi ci gannaaw xëy na tàmbali woon nañ bàyyeeku même biñ leen laajee sax nee nañ leen lu tax mbir yi tàmbali yokk dañ ne bàyyeeku bi moo tax loolu ñëw ñenn ñi nag nee nañ sedd bi moo xaw a ñëw ñenn ñi nañ ne ubbi nañ frontières yi ñenn ñi sax nee nañ mbirum yàlla la mbir mi moom toujours mbirum yàlla la waaye sabab da ciy am ba tax na donc li am solo mooy ñoom nee nañ tamit ni gouvernement bi di gérer mbas mi day na seen xel ñi ci ëpp loolu la ñu wax donte ñetti nit ñoo jël kenn ki moom nee na niñ ko yore baaxul waaye ñaar ñi moom gis nañ ne yorin bi baax na laaj nañ leen tamit ci lu jëm ci vaccin bi ñuy wax mooy piqûre bi piqûre bi moom mooy actualité bi parce que fi mu toll nii soo gisee àdduna bi dëkk yi nga xam ne ñoom la mbas mi gën a sonal fi mu toll nii ñëpp ñi ngi gaawantu di piqûre seen ñi leen jiite sax ñooy njëkk a piqûre pour ñaax ñeneen ñi pour ñu piqûre waaye ñun bu ñu leen ko laajee li gën a bari ci sénégalais yi ñu laaj daal nee nañ ñoom daal ñemewuñ piqûre bi ndax daal dalul seen xel ci gàttal su doon téeméer juróom fukki ak juróom ñett daanaka am nee nañ ñoom daal pare wuñu pour piqûre fanweer ak juróom ñett ñoom nee nañ ñoom pare nañu pour piqûre ñi ne dañoo bëgg a piqûre biñ leen laajee lu tax ngeen bëgg a piqûre ñu ne dañu bëgg suñ piqûre daal mbas mi dootu leen a mën a sonal ba faw xam nga soo nekkee xale am na piqûre yi ñu lay piqûre wala nga dem ba nekk mag sax yoo xam ne soo ko piqûroo rek daanaka dana la protéger incha allah sa adduna bi yëpp ñoom xëy na noonu lañ ko gisee
nee nañ tamit su fekkee nguur gi digal na leen ko danañ ko topp waaye ñi gën a bari nga xam ne nag ñoom nee nañ duñ pikiiru nee nañ ñoom wóoluwuñ pikiir bi ñu leen bëgg a def ndax ñenn ñi nee nañ dafa gaaw ci ay weer rek ñu génnee ko ñenn ñi nee nañ ñi nga xam ne ñoo génn pikiir bi amuñu ci benn responsabilité parce que mën nañ la ko def mu génnee dara waaye kenn mu leen a topp ñenn ñi ne tamit dañuy ragal mu am lu mu def seen yaram mooy mu metti seen bopp wala mu yëngal leen ba tax na effet secondaire mooy donc loolu yëpp daal war nañ ci tenir compte parce que ñun message yi ñuy def ñun nekkuñu ci action ñun dañoo nekk ci réflexion ndax lii yëpp suñ ko defee ba pare dañ koy yónnee ministère de la santé yónnee ko képp ku ko war a jot ci gouvernement bi ba nga xam ne moom nag moo war a def liggéeyam xam ne nit ñi daal actuellement su fekkee bëgg nañu pikiru il faut ñu préparer stratégie pour convaincre leen ñu pikiru man nag personnellement en tant que citoyen foofu citoyen bi mooy wax Sénégal yëmbul ak Europe wala Amérique yaakaar naa foofu jaaxle nañ jaaxle goo xam ne fi ñu toll ku pikiriwul rek sa xel du lal ñun mbas mi sonal nañu waaye àggul fenn fi yaakaar naa am na yu ñu gën a sonal sax yu dul mbas mi mel ne sibiru wala leneen ba tax na xëy na suñ ma laajoon sama xalaat man danaa ne buñ ko def loo xam ne ñëpp dañ ko war a def c'est-à-dire nañ ko ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla nañ leen ko defal ñu mel ne ñoo xam ne feebar bi su ñëwoon ñoom lay gën a sonal ak ñi nga xam ne tamit bëgg nañ ko waaye bu mu nekk lu ñuy forcer nit parce que ku bëgg a tukki dana toll foo xam ne xëy na danañ le soo pikiruwul doo mën a dugg sama dëkk loolu nag kooku il faut mu pikiru waaye nañ bàyyi nit ki daal tànn lu mu bëgg nu bëggoon waxtaan tamit si benn aspect bi nga xam ne ñëpp xam na ne sa xam-xam màcc na lool si mbirum statistique alors tey ñu gis ne résultat chaque jour ñu ngi koy wax nit ñaa ngi koy wérante am na wala amul dëgg la wala du dëgg yow noo gisee résultat yi nga xam ne moom la ñu ministère bi di jox saa su ne ndax lu fiable la mën nañ ko jàpp waaw disons ministère bi li muy wax lu am la waaye li am mbas ci dëkk bi ëpp na li ministère bi wax benn bi xam nga ne depuis le mois de juillet ñi nga xam ne feebar bi feeñul seen yaram mooy saqatuñ saqat bu metti bi wala muy metti seen bopp wala mu tax suñuy lekk dootu leen saf dara ñooñu su fekkee ne nekkuñu ñoo xam ne dañoo jege trop ki nga xam ne daa feebar te xaw a am benn âge bi mooy xaw a mage ñooñu rek la ñuy testé waaye da nga bàyyi ñu bari ñoo xam ne xëy na am nañ ko te feeñul xam nga loolu moo lay wan ne su fekkoon def nañ test bu yaatoo yaatu li muy génne dana ëpp fuuf li ñuy wane loolu sax man ngaa wax ne stratégie boobu xëy na baax na waaye mën na gën a baax tamit parce que tamit soo bàyyee ñi nga xam ne feebar bi feeñul te fekk ne mën nañ ko wàlle ndax docteurs yi gis nañ ne doonte ñi muy feeñ seen yaram ñoo gën a mën a wàlle mais ñi nga xam ne ñi ñuy wax asymptomatique nga xam ne feeñul ñooñu mën nañ wàlle ba tax na suñ leen testé woon tamit yaakaar naa du yàq dara parce que ñun def nañ aw liggéey bu xóot li ñuy wax recherche xam nga li ma wax léegi enquête la waaye yenn saa yi dañuy def li ñuy wax recherche yoo xam ne dañuy xool àdduna bi yëpp daf ci utiliser ay méthodes statistiques ak économétriques gis nañ ne dëkk yi nga xam ne ñoo gën a am succès ci mbas mi ñoom ñooy gën a jël mesures yi gën a xóot te gën a metti par exemple sooy testé da ngay testé bu yaatoo yaatu mais doo testé tuuti rek parce que soo testé bu yaatoo yaatu moo tax nga gën a mën a téye feebar bi ñaareel bi aussi da nga fexe ba nit ñi ñu takk masque da nga fexe aussi ba nit ñi duñu jaxasoo danañ dandante kooku dëkk bu la ko gën a mën a jël rek moo la ëpp succès ci mbas mi waaye su fekkee da nga ci def tuuti bàyyi tuuti di dem di ñëw résultat bi nga bëgg doo ko ci am kooku loo xam ne génn na ci saytu boobu ñu def nga xam ne àdduna bi yëpp la wër te fan yi ci gannaaw rek naa ko présenté ci benn conférence internationale boo xam ne Espagne moo doon lañ ko doon defee mais
ci internet bi lañ ko doon présenté ndax mënuñu woon a jógee fii. dëgg la ok jërëjëf docteur maa ngi lay wax docteur sax rek ndax tam sunu docteur yi fi nekk nu bëggoon rek vrai que temps bi nu jox jeex na mais tey lan ngeen dénk askan bi waxtaan bi am na solo trop te foog naa li nga wax tey dina tax nit ñi gën a comprendre te xëy na sax nu gën a farlu si feebar bi parce que li nga wax am na solo am na xam ne ñu ngi dox te xam ne xëy na sax ñu ngi amee doomu jàngoro bi te xamuñu ko. boobu yaakaar naa ku mën a testé donte gouvernement bi ñëwul ne la kaay ñu testé la ku ko mën a def tamit nga dem def ko wàññiwul dara te su fekkee mën nga ko ñaareel bi tamit moom ndigale yi nga xam ne nguur gi jox na la ko wala ñu nekk ministère de santé nga xam ne docteur Mamadou Ndiaye fu mu defee point ba pare ci jour bi dana wax tey lii laay conseillé yaakaar naa conseillé yu am solo la mooy nañu takk masque ndax ragal naa su ku ne takkee masque man de foo ma gis maa ngi ak sama masque wax dëgg yàlla te fu may toll maa ngi koy takk donc damay ñaan ñëpp di takk masque ba pare ñu koy takk normal parce que masque boo am da nga koy takk def nii ragal naa yaa ngi nax sa bopp waaye takkoo dara xëy na policier bi daal mooy tax nga takk masque bi ñaareel bi aussi joxe loxo yi ca dëgg-dëgg mën naa bañ a am ndax nuyoo moom joxe loxo xëy na moo gën a jege keneen ki waaye ci période bi moom li gën mooy bañ ko def mooy nañu dandante koo xam ne tamit fi nga jëm ca dëgg-dëgg mën nga ko moytu nga wàññi sa tànk ñii dugg transport surtout nga xam ne foofu moo gën a grawati nañuy takk masque xëy na danañ dem ci kanam sax gouvernement bi dana ci jël ay mesures yoo xam ne dana créer distanciation ndax ragal naa ne suñu deful confinement parce que confinement moom gis nañ ni mu mettee woon waaye suñu bëggee bañ a agsi ci lool ñun ñi tamit dañ cee war a jàppale gouvernement bi mooy ñu dandante mais mënuñu bañ a confiner ba pare jaxasoo waaw kon daal loolu laay dénk ñëpp di wax tamit ne bu ñu fàtte yeneen feebar yi nañu continuer di faju di dem ci hôpital yi parce que mbas mi ngi fi waaye yeneen feebar ñi ngi fi di ñaax nguur gi tamit su centre yi nga xam ne moom la ñuy faje nit ñi su mbas mi wàññeekoo ñu bañ a gaaw tamit tëj ko ndax man soo fekkee am na yenn programmation par exemple programmation militaire soo ko dee def dañ lay wax ne war nga am toujours système boo xam ne su mbir mi di yokk da ngay adapté topp ko waaye doo dem ba fay ba nga xam ne sooy jógaat da ngay sonn donc loolu aussi stratégie boo xam ne xëy na dinaa ci conseiller ministère de la santé pour mu def ci attention pour beneen yoon pour que rapidement rek nu mbir mi ñëwee rek ñu gaaw a monter en puissance rapidement. jërëjëf Moubarak Lo di économiste nekk directeur général du bureau de prospective économique foofu sa secrétariat général du gouvernement mu ñëw tey ngi waxtaanee ak ñun mbirum xayma ba xam ne maanaam ay enquêtes yoo xam ne def na ko ba mbas mi duggee suñu réew ba léegi def na si 8 maanaam juróom-ñett ngir saa su nekk étape bu nu toll bu ne mu xool askan wi tamit fan la si toll ak li nga xam ne mooy digle yi ak yeneen yi nga xam ne mooy li nga xam ne moo xew si mbas mi ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax si leeral yi ñu indil tey di rafetlu bu baax tamit sa teewaay na xam ne tamit aussi ci qualité émission bi. merci beaucoup koy seetaan Sénégal yëpp a ngi koy seetaan merci beaucoup très touché alors nu dalal suñu naataango di Oumou Kalsoum Sall si Allo Diaspora Oumou Kalsoum ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yëpp nuyu sa invité amaat mbégte ànd ak yow ci suñu rubrique Allo Diaspora. alors Oumou Kalsoum tey la talaata fan nga nu demal bien que feebar baa ngi law. waaw tey nag ñu fas yéene dem ba ca Danemark ki ñuy dalal di Seynabou Kane nag infirmière la ci benn hôpital bu nekk foofee moom mooy suñu gan tey ci rubrique Allo Diaspora Seynabou ñoo ngi lay nuyu am nañu mbégte loolu ànd ak yow ci suñu rubrique Allo Diaspora. waaw allo Moul Khayri maa ngi leen di nuyu. di leen gërëm di nuyu waale waa RTS ak seen téléspectateur. jërëjëf alors Seynabou Danemark tamit mu mel ni mbas ma fës na fa bu baax ndax ñoom déjà ñu xool chiffres yi ñoom romb nañu téeméeri junni doomu aadama ñoo xam ne laale nañu ak feebar bi ñi ci faatu ñu leen di xayma ci junni ak juróom fukk ak ñett te nag ma fàttali ni Danemark bu ñu xoolee ci seen wàllu population du réew mu mag ndax matuñu 6 millions d'habitants tey mu mel ni mbas mi tamit fësaat na fa loolu ci jamono yi.
waa dëgg la Oumul Khayri mbas mi surtout tey journée tey bi moom suñu hôpitaux yi dafa saturé parce que réanimation yi sax amatuñu place tey ba dañuy wax dañ leen di yóbbu dans les autres régions surtout dans la capitale mooy capitale Copenhague suñu am nañu lu mot 10 hôpitaux ñu ngi fi mais dafa fees seen réanimation dafa fees léegi on est obligé ñu emprunter ay lits dans région yi ci périphérie d'accord foofu la ñu yóbbu patient yi ñu nit en tant que personnel on est ñu ngi nekk ci kër gi di xaar à chaque fois bu ñu wooyee dañoo war a jóg dem d'accord parce que waaw parce que dafa saturé vraiment dafa yokku dafa leen ëpp loxo sax ak situation bu metti bi nga xam ne am na fa loolu waral ci jamono yi ñu quand même jël fa ay restrictions yu bëri ca réew ma waaw restriction bi léegi kii Copenhague dem le 22 lañu tëj frontières yi d'accord tey tëj nañu frontières yi bu amul nationalité danoise wala nga loo xam ne mën na wane tu peux rentrer dans le pays wala fii nga dëkk foog nga am documentation boo wane yow fii nga dëkk ñu bàyyi la nga dugg mais pour dugg rek comme parce que da nga bëgg Danemark amatul d'accord Suède aussi ñun ñoo leen doon daw léegi ñoom ñoo ñuy daw parce que nee nañu am nañu benn mutation bu virus bu am boo xam ni Danois yi lu mot 1000 personnes retrouvé nañ ko ci boobu virus amagul woon temps yële la commencé mais mi ngi escaladé aussi moo tax yeneen mais virus bi nirawul ak virus Grande-Bretagne beneen façon virus la d'accord muy forme bu bees comme ni nga ko waxee boo xam ne nii am na fa loolu di yokk quand même tiitaange comme ni nga ko waxee bokk na ci restriction yi bar yeeg restaurant yi collège yi lycée yi yooyu yëpp ñu ci jamono yi waa école yi ñu daal di leen tëj mu mel ni Danemark tamit ñoo ngi doon waajal campagne de vaccination ñoom tamit waaw fii ñun ñëpp man tey laa jot benn SMS ñu ni ñu à partir du 24 décembre na ñëpp nekk prêt parce que dañuy vacciner dañuy vacciner mais à partir du 27 moo gën a sûr ci la ñuy commencé di vacciner surtout personnel santé bi ñoom la ñuy commencé donc mois de décembre tamit xam nañ ni fête fin d'année yi fête Noël bi nga xam ne nii ñoo ngi ci jëm ci semaine bi mu nekkoon quand même ay événements yu mag yoo xam ne nii niñ ko doon célébrer fu nekk ci àddina bi te Danemark aussi la même chose waaye ren defe naa ci contexte bu particulier bi nan lañ ko naa defee foofu waaw c'est vrai tëj nañu yëpp ba pare on nous interdit de rester ensemble plus de 10 personnes mënuñu ko nekk te Danois dafa bëgg genre fête bi parce que ci la ñuy comme genre tabaski la si ñoom d'accord ci la ñuy retrouver wu ci la ñuy partager beaucoup de choses dinañ toog pendant 1 an duñu gisante donc c'était très important même église yi dañoo tëjoon mais ñoom dañoo riposter ñu ni ñoom il faut que ñu def seen prière mais may nañ leen pour 50 personnes mi ngi fii daal comme genre pourquoi moom moo fi ne waaw c'est sûr que comme ni nga ko waxee restriction yi pays yëpp la dina soulever ay contestation ci période bi bëri na mu ngi fii te Danois daawul riposter Danois suñu waxaan bu gouvernement waxee rek dañ koy def ñoom dañ naan loolu su fekkee loolu mooy tax ñu avancer il faut que ñu def ko ñu génn si benn yoon mais cette fois-ci dafa bëre muy génn ci mbedd mi aussi di riposter naan pourquoi ñu leen di wax sonn nañ ci restaurant yi sonn nañu waa baar yi restaurant yi seen économie daanu na ñun ñu nekk santé daal ñu nga xam ni nécessité la dañoo war a liggéeyi suñu liggéeyiwul dara du dox ñoom ñooy liggéey ñi ci des ñëpp ñu ngi toog seen kër d'accord alors Seynabou ñoo ngi lay gërëm amoon nañu vraiment tey jii mbégte àndoon ak yow xam nañ ni amoo jot lu bëri puisque ci tamit système sanitaire bi ngay liggéeyee donc jamono yi moom amoo leen jot bu bëri ñoo ngi lay gërëm bu baax vraiment. ok merci beaucoup. jërëjëf Ramata gis nga tey ñu delluwaatoon Danemark ànd ak Seynabou Kane moom muy infirmière ñu doon waxtaanee mbas mi ak ci jamono yi ni mu fësee foofu kon nag loolu day tax rek ñu ne encore une fois ñun ñu gën a moytu ci jamono yi nga xam ne ni réew yu bari ñoo ngi jànkonteeg ak mbas mi ci ni mu gën a méttee loolu waral rek lu bëree bari tey jii ñu tere ko fa kon nag Ramata tey Danemark lañ leen demaloon ci seen rubrique Allo Diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah.
jërëjëf Oumou Kalsoum Sall si dem nu demal tey Danemark indi nu xibaar yu wóor te leer foofu àndoon si ak Seynabou Kane nekk sénégalaise bi nga xam ne mu ngi dëkk foofu di nuyuwaale sénégalais yi nekk foofu yëpp si Danemark di nuyuwaale tamit tous les sénégalais de la diaspora saa su nekk ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla sàmm leen bu baax si feebar bi kon nag nu def lu dul dalal Fatoumata Savané Saleh heureuse de te retrouver sur ce plateau. Ramata c'est partagé may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. alors gis nga ne Oumou Kalsoum tey dafa dem Danemark loolu mën a wax tey si situation bi foofu. ngir xëy na appui li nga xam ne Seynabou Kane moo ko wax. waaw Seynabou Kane li mu wax dëgg la dina am ay li nga xamante ne rek ay contestation la parce que xëy na population yépp ci àdduna bi ñoo tolloo loolu sonn ci li nga xam ne mooy tëjo bi sonn ci li nga xam ne mooy restreindre li nga xam ne seeni ay liberté la mais situation bi moo ko laaj Danemark moom tey en 24 heures 3198 cas la ñu enregistré mais ñoom dafa am lu bees lu fa am dañu gis ne dañu détecté 9 cas yi nga xamante ne moom la ñu gis ci virus bu bees bi nga xam ne moo amee Royaume-Uni loolu itam tey lañ ko détecté ci 9 patients yoo xamante ne dañoo développé variante bu bees bi ñu wax ne moo am foofu ca Royaume-Uni nga xam ne dafay gaaw ci propagation virus bi même bu nekkee yokkul décès yi wala deful cas sévère yu bëri mais ni muy lawee moo gaaw ba nga xam ne dafa jaaxal ñi nga xam ni ñoo nekk ci santé boobule ba tax nag ñoom bu ñu xoolee tey li ñu toll ci ay cas am nañu 137 632 cas am nañu également ñu faj ñu toll ci 93 214 personnes ñii décédé fële nga xam ne mooy Danemark toll nañ ci 1053 personnes Suède nag moom Danemark voisin wam la mais daf ko interdire mu dugg foofu ca Suède également fa nga xam ni mooy Royaume-Uni également waa Suède nee nañu bu ñu dugg seen réew ndax dañoo tëj li nga xam ni mooy frontières yi pour rek protéger seen ay askan. dëgg la nu tey la nu mën a wax ci feebar bi ci àdduna gi tey ñu ngi ci ñaata. waaw tey moom yegg nañu la nga xam ne rek mooy 77 millions de cas tey nag ñi ngi enregistré 608 082 cas en 24 heures ñi ngi gis ne am nañu 77 875 533 cas dans le monde ñu am ñi nga xam ne ñoo génn àdduna toll ci 1 711 366 personnes mais nag mu mel ni xayma bi rëyul ndax 2,20% la buñ ko xayma ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi li ñu faj également toll ci 43 879 907 mu nekk 56,35% ci ñi nga xam ni faj nañ leen. tey fan nga nu yóbbu. waaw dem naa Belgique parce que ñoom itam comme waa Danemark li ñu am ñoom nag par contre 4 cas la ñu gis ci nouvelle infection bi mu mel ni virus bi ni muy lawee loolu tamit nit ñi ñu ngi koy jot mu mel ni day changer mais changement bi yëpp mooy dafay changer pour law bi gën a gaaw maanaam bu doon dal benn nit léegi day mel ni juróom-ñaari nit wala fukki nit lay dal parce que wax nañ ne c'est à 70% de rapidité bu muy def si li nga xam ni mooy propagation bi pour rek di wàllante donc mu mel ni kon ñii am Covid bi dañuy gën di bëri même bu nekkee du leen tëral mu sévère wala boog du ñu dem ba cas grave mais quand même dañ koy am te loolu moom li ñuy wax a empêcher la parce que xam nañ ne feebar bi plus muy nekk ci nit ñi ñu koy décompter plus mu am risque ñu dem hôpital parce que day am ci ñooñu nit yoo xam ni seen immunité dafa faible parce que dañu am maladie chronique donc loolu yëpp il faut ñu sóoraale ko ak ñi nga xam ne dañu faible carrément d'immunité parce que dañu am yeneen feebar yu mel ni ay diabète yu mel ni loo xamante ne day metti insuffisance rénale yooyu yëpp il faut ñu xool nu mu koy lijjantee ba nga xamante ne feebar bi téye ko moo gën ñu bàyyi ko muy yokk te ñoom itam Belgique loolu la ñu gis leneen également lu ñu jàpp mooy ni que Italie nee nañu gis nañ ko également foofu ñoom itam ñi ngi def lu ñu mën waaye tey nag dama jël rek ñi nga xamante ne ñoo gën a am ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ci mbas mi commencé ko par États-Unis nga xam ne mi ngi presque dans les 18 millions de cas mais am 319 225 décès bu ñu jógee foofu Brésil moo am plus de décès encore 187 291 décès Inde mooy ñetteelu dëkk bi gën a laale ak ñi génn àdduna 145 810 personnes Mexique 118 202 personnes Italie moo ko tëj ak 68 799 personnes yoo xam ni dañu ñàkk àdduna dañu génn àdduna feneen foo xamante ne dañ fa taxaw muy Russie dañu nekk ñoom tamit ci nouveau cas de record yoo xam ne dañ ko am tey dañu enregistré 29 350 cas bien que ñoom démarré nañu ak seen vaccin parce que ñoom moom la ñu prôné ñu ngi ci campagne de vaccination boo xam ne à l'échelle nationale la foofu la jëm. merci beaucoup Savané loolu mën a wax tey ci Afrique. waaw Afrique nag ñun tey sunu lim ñun itam mi ngi continuer di yokku waaye nag ñun Afrique du Sud rek la ñu ne fa la virus bu bees bi génnee tey nag ñu ngi toll ñun ci àdduna bi 2 530 887 cas ñi ñu faj toll ci 2 128 300
1 personne décès yi nag toll na ci 59 621 Afrique du Sud nag ba léegi mooy wéy nekk ci deuxième vague bu metti am 8 789 cas en 24 heures mu doon nag loo xam ni xaw na takku bu baax ñoom itam seen nouvelle variante nee nañu techniquement wala boog scientifiquement biñ ko xayma wala boog biñ ko renommé turam bi ñu génnee mooy 501.V2 501 point comme virus 2 noonu lañ ko tuddee te nee nañu seen scientifique yi ñi ngi wéy di xool ndax lan la mën a def à part yokku cas yi mu bari lan la mën a liggéey ci yaramu nit ñoom itam ñi ngi ci recherche yooyu le feneen fu ñu dem buñ fa jógee mooy Égypte mi nga xam ne bokk na ci dëkk yi gën a lot également am 126 273 Maroc également 420 648 cas la am mais ñoom dañoo teg couvre-feu tey jii la ko seen gouvernement wax à l'échelle nationale parce que dafa amoon rek fu ñu ciblé woon def fa couvre-feu muy grande ville yi actuellement nag ñëpp dinañ nekk ci biir couvre-feu boobu dolli ne également nouvelle restriction dina am yeneen yu génn waaye Maroc tey 2000 nouveaux cas la enregistré. jërëjëf tey lan ngay dénk askan wi Savané. waaw li ñuy dénkaane mooy rek Ramata feebar bi mi ngi fi jógewu fi te ba léegi rek lu ñu mën a jàpp mooy itam ñu gis ne virus bi noonu la lawee fële ci Afrique du Sud ñu ne li leen jaaxal mooy jeunesse bi muy laal parce que bi ñu xoolee également lu toll ci 22% des jeunes yi ñu am ci dernière semaine yi maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo laale ak variante bu bees boobu kon faaw ñu gën a def nànk xam ne mbir mi du question que dama dëgër dama nekk xale que mënuma laal mais il faut qu'on fasse très attention parce que c'est possible mutation bi egg feneen donc nañu ñaan yàlla mu bañ a ñëw fii mais nañu farlu nañu takk masque yi nañu raxasu nañu respecter li ñu médecin yi di wax parce que du pour dara pour ñun rek ak sunu santé ak ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal disponible. jërëjëf Fatoumata Savané si li nga xam ne yaa ngi koy indi saa su nekk waaye yaa ngi nii di sol masque lu am solo la ndax balaa nga digle sangu ñu naan day fekk nga. waaw man de du ma nangu sax wàcc dem boutique te du ma takk masque. exactement non mais je suis d'accord avec toi ndax chaque jour moom yaa ñuy rappeler ñun ñëpp à l'ordre kon nag li ngay wax lu nekk dafa dugg si yow ñu ngi lay si gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm Moussa Mané suñu coordinateur ak Oumou Kassoum Sall Aïssatou François Seck Ismaïla nga xam ne saa chaque suba mooy nekk fii si télévision bi leen defal le point di sargal tey suñu réalisateur du jour Ibrahima Ndiaye namoon nañ ko trop Moustapha Ndiaye à la caméra Toupane au son Siretala à la technique di gërëm ak sant ñëpp ñi nga xam ne saa su nekk chauffeur yi bàyyiwuñu kenn ñu ngi ñuy jàppale bu baax si émission bi di Covid-19 mbas mi di dolli une fois encore di sargal tout le personnel médical ak jàngalekat yi ak ñi nga xam ne mooy askan wi yëpp waa Sénégal yëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii ak si diaspora bi ñu ngi leen di ñaanal guddik jàmm